xool gel bi di ma wax lu ko neex. acca kon gars yi noonu rek lay demee ñu ngi jégalu ci coupure bi nag donc réseau bi la moom mooy daw mais nii lañ ko bëggee parce que lu baax moom du yomb benn yoon te xam nga gars yi ay ndaanaan lañu encore une fois mooy comme ni ma leen ko waxee woon rek donc damay njëkk ci ki nga xam ne nag moom mooy Alioune Aidara ñoom ay relation yu profond yoo xam ni kenn dootu ko waxati donc man la woon moom dem si yàlla di Kader ak sama gars yi tey suñu borom def li gën royukaay maanaam mu tënkal nu ko ci lu ndaw maanaam ñu xam Alioune Aidara mi ñuy gis ci biir royukaay lan la ci man xam naa ko mais yéen àdduna wër ngeen këpp di xool xamagoo leen yegg si leen gaynde hey mon frère. jaar naa la. Ndiassé ça va. baa yaa ngi am naka jàmm mbiri. naka bagage yi. ça va très bien. lépp jàmm. waaw mais toogal non 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 yow non jamais jamais yow baal ma sukk nii rek ma sukk nii. ay ca kon Sénégal comme ni ñu leen ko waxee woon yéen a ngi en direct ak Sénépeople mu nekk loo xam ne ak Mbaye Dozé la donc tey nag ma xool si woon sama gars yi Aliou dañu leen ñëw seet si xam naa yow xam nga mais àdduna laa bëgg ñu xam Aliou sa liggéey ci troupe bi Aliou sa liggéey ak xale yi Aliou sa projet ak royukaay Aliou aar bi fi mu jógee ak fi mu toll ak ñan ñoo koy doxal loolu c'est très important bëgg naa nga indil ma ci ay éclaircissement nit ñi mën a comprendre li ko téye ak li tax muy dem ak ñan ñoo ci def fulla ak fayda ak yow lan nga doon ci royukaay muti ba pom la wala da nga fekk si wala yow yaa fonde wala yow yaa yëkkati loolu dama bëgg internet àdduna xam ko tey Alioune yaa ngi en direct ak Sénépeople. voilà Ndiassé maa ngi lay gërëm di la sant di la nuyu bu baax di nuyu waa Sénépeople et di rafetlu donc jataay bi donc maa ngi yow comme ni nga ko waxee du tey démb la. dëgg la voilà donc ñu naree développé sama diggante ak yow. dëgg la donc ak Kader. dëgg la loolu lu gudd la. dëgg la c'est une histoire mais ñu dem rek ci sujet bi directement donc muy nuyu internet yëpp. donc di nuyu membre royukaay yi fi teew donc di leen ñaanal bu baax. Yoogu ñëwel nii nga jël ko Ndiassé donc royukaay da di groupe boo xam ne nii dafa yàgg man ñëpp xam nañ ni Soleil Levant lañ ma xam mais yàlla dafa def aussi tamit ma yore groupe boobu donc nekk royukaay a vu jour le 5 janvier 2005. 5 janvier siège am nekk Thialy. gars yi ngeen jàpp loolu bu baax a baax te ngeen noté ko c'est très important ok ñu dem. donc bi ma gisee booy ñu nekk ay xale yu am talent mais nekk ay xale yu ndaw donc ku ci mel ni Alassane Gueye Djibi Samb ak booy Ousmane n'est-ce pas moo toog xool ni ñii war nañ leen mën a jàppale mu dem alors ci laa créé benn groupe tuddee ko donc royukaay ci la aada jaar fa la Kombe jaar fa la Fat Kiné Gueye jaar fa la Soda Diagne jaar fa la Ndeye Awa jaar fa la Ndumbe Ndiaye jaar donc fa la maire jaar fa la Khady Baba jaar fa la Badde Aw jaar donc mu doon groupe boo xam ne nii macha allah bari nañu trop nekk ay xale yu am talent yu fa nekk fa la Dërëm Gaajo jaar donc ñu nekk ay xale yoo xam ne nii dañoo gëm li ñuy def bëgg ko ma nekk ak ñoom ñu ciy raam di dem lu nekk nag dag nañ ko fu nekk jaar nañ fa waaw fanaan nañ ci mbedd dem nañu ba Dakar ñu génne ñu fu nekk lu nekk dugg nañ ci kooku daal histoire bu yaatoo la mais xale yi jàpp te woo bàyyi je les ai vus grandir devant moi ñii maa leen yar man maa créé groupe bi donc au niveau de Thialy nekk ak ñoom tette leen ba tey yàlla def li muy def ba ci biir groupe bi tey ji am na ci koo xam ne ni tey ñun dañuy toog di ko déglu muy Alassane Gueye moom mu nuy yóbbu donc loolu am na solo trop quoi. gars yi yaakaar naa ni lii dafa rafet et puis gars yi ngeen partagé ko parce que nee naa leen tey du yomb benn yoon ci Alassane Gueye mi nga tudd donc dama ciy sawar di wax ndax tubaab moo ne seul le travail paye et toute peine mérite salaire loolu tubaab moom moo ko wax kiy wër di wax ak kiy wër di liggéey bu weer bi dee mënuñoo yem résultat mënul nekk Alou comme li nga ko waxee da nga ko gis mu màgg sa kanam man on a travaillé ensemble man ak moom ci ay moment yu difficile yu doy waar donc tey su ma koy xool ci cap bi sant yàlla donc sant yàlla am na élément bu jug te élément boobu jugul rek ngir royukaay la soxee ko mais kii ku nekk moo koy soxla baax parce que moom liggéeyam loolu lay laaj liggéeyam laajul ci royukaay donc moo koy soxla mu bindal ko su fekkee dama koy wax bu fekkee ni
da nga nekk metteur en scène boo xam ni macha allah yaa ngi xarañ xel mi di nàcc mbind bi macha allah nga ne ci sama troupe rek laa koy yemale vaut mieux nga bàyyi li ngay def. waaw Ndiassé doguma la foofu c'est da nga dugg ci point bu am importance muy Boy Alassane Gueye Alassane dama ko su ma koy xool dama koy xoolee comme doom parce que comme ni ma la ko waxee il a grandi devant moi yàlla def aussi tamit man encadré naa ko encadrement boo xam ne nii diggante mag ak rakk la li ma bëggal sama bopp laa ko bëggal donc xooloo naa ko aussi tamit yoon boo xam ne nii yàlla def na mu déggal ma xool ko parce que li nekk ci moom yàllaa ko def ci moom ba mu juddoo xëy na dañ koo caressé rek dama koo caressé rek mu jóg peut-être loolu la mais tey metteur en scène boobu nga wax au niveau national mais au niveau international laa wax parce que Alassane mi ngay gis tey si tey xam-xamam day jéggi réew mi dem ba Suisse mais def fa création jàngal fa ay nit Alassane voyagé na 2 fois mu ngi bokk ci benn projet boo xam ne ni tey ji donc ma ngay dem ba Suisse Genève di fa jàngal ay nit lu jëm ci mise en scène di fa def ay création donc loolu sant yàlla la quoi donc kon man mun naa ne tey donc dans la troupe royukaay on a le plus jeune metteur en scène international kon donc loolu sant yàlla la. fii ci Thiès boole ci. waaw mu dëkk Thiès. ci Thiès ah. kon gars yi mooy li may wax affaire bi tey day tàng jër gars yi loo leen laaj ñu tontu leen. never give up affaire bi relax le bon dimanche comprendre nga na metti man xamoon naa ni Alou je le dis haut et fort je savais très bien que ni Alassane Gueye dina nekk metteur en scène man xamoon naa parce que buñ doon ñëw di liggéey toujours il reste derrière di xool boobu ñorul te kenn xamul kon su ma ko gisee ci niveau bii rek c'est parce que y a quelque chose te daf may frappé day frappé ñu bëri tey damay laaj est-ce que Alou moom pare na ci liggéeyam nii donc mu koy partagé ak képp waxuma ku dëkk Thiès particulièrement royukaay mu képp ku nit fu nit nekk ci àdduna bi toog tey bëgg série long métrage court métrage lu mu mën ci toog ñëw ci Alassane gis ko travail ci ak moom mu jàppale ko bindal ko li mu koy bindal ñu liggéey ñoom ñaar ensemble loo xam ni bokkul ak dara ak royukaay gaa moom royukaay la bokk est-ce que Alou mi ngi def loolu. waaw Ndiassé tubaab dafa ne toute civilisation qui se replie sur elle-même s'étiole donc waaw bul jooy Ndiassé bul jooy Ndiassé bul jooy da ngaa gaaw a jooy bul jooy Ndiassé bul jooy Ndiassé bul jooy Ndiassé man français man français moo ma neex lakkaatal li nga làkkul léegi lakk xaaral donc wala ko lu dagg rek moromam la non yow pare gi lay seetaan États-Unis ngi lay seetaan monde entier ngi lay seetaan non dama bëgg ñu xam ni artistes yi aussi tamit donc ay kàngam lañu effectivement artistes yi dañoo jàng ba yëy seen këyit daal di ñëw toog donc soo déggee jàng ba yëy say këyit ñëw toog duñ toog bañ a def dara dañoo jàng ba yëy suñuy këyit nekk suñu biir liggéey nekk suñu aar mu ñuy servir parce que autant duma ko nëbb si tu es un artiste gars yi bëgg la canaliser ci benn taasu fecc ak way point bas kenn du laaj sa point de vue ci réew mi loolu jóge na fi tey grâce à li ñu am ñu koy génne effectivement comprendre que donc dafa may neex trop mais tubaab bi nga làkk léegi c'est-à-dire su ma ko bëggoon décortiquer man ci olof gars yi dinañ comprendre mais émission fii lay jaaree jeex mais dama bëgg nga làkkalaat ma lool rek après ñu jaar ci leneen. waaw kooku philosophie nga mu ne la philosophie la bon moom moo ne toute civilisation qui se replie sur elle-même s'étiole c'est-à-dire foofu dama fa jël exemple rek pour wan la ni doomu aadama yi nee nañ may ñu terminer waaye ci jàmm ñu ne donc soo jëlee lépp loo xam ne ni mi ngi sa biir bopp wala nga xam ko wala muy say compétence nga yemale ko ci sa biir gérer ko yow dong rek doo dem da ngay daal di nëbbatu da ngay banku kon donc lépp lu doomu aadama bi war a xam nag war na ko partager donc nit ki da nga war a am un esprit open bon pour revenir à nos moutons ci Alassane Kombe dama may jàmm mais tubaab boobu baaxul li nga làkk baaxul. un esprit open baaxul. open press mais na ko wax open press. pour open yéen baaxul donc esprit open boobu Alassane am moom moo waral tey muy bind feneen ak feneen Alassane du jiixi jaaxa rek la bind Alassane du parenté à plaisanterie rek la bind Alassane moo bind Mbetteel ko bind waaye loolu leer na ma nañ Alassane
bokk na ci ay séries yoo xam ne nii tey jii ñi ngi daw ci fii ci Sénégal muy ay séries yu am doole nit ñi bëgg ko accroché wu ci mais idée Alassane mi ngi ci donc Alassane nit la koo xam ne nii yàlla daf ko may doomu aadama bi da nga koy nangul li ko yàlla may mais nag bu ko jëlee par exemple bëgg ko tënk biir royukaay mais loolu xajul royukaay day exploser ko donc il faut que mu génne ko baaxee ko képp ku ko soxla il est là royukaay est prêt pour tout le monde mais Alassane est là pour tout le monde gaay yaakaar naa ni wax ji leer na nañ dama ne fépp fu waay mën a nekk di liggéey ak royukaay nga bëgg a liggéey ak royukaay rawatina le metteur en scène muy Alassane Gueye moom il est prêt pour képp ku mënti ñëw su fekkee ni ci base bi ngay dox base bu xam ni bu normal la ci lu professionnel parce que ci lu professionnel la ñuy dox su àndee da ngeen di ànd liggéey parce que xam naa ci dara tout récemment invité nañ ko mu ñëw taxawaay bu rafet sama diggal man dama bokk ci ñi parce que dañu liggéey ensemble dam leen di xool ñuy liggéey li ñuy liggéey ma koy rafetlu trop kon donc gars yi damay daw ci Alassane Gueye bu ma fa jugee dinaa song ma ñuq ak Kombe ñoom ñoo xam li ñuy wax ci li nga xam ne nii loolu la réew mi laaj gars yi loo leen laaj rek ci Kombe wala ma ñuq wala Alassane wala Alioune Aïdara ma tontu leen sur le champ te gars yi bu leen fàtte nee naa leen émission bi dafa gaaw bon dimanche la tudd dañuy relax def boisson def ataaya waxtaan sponsor bu bëgg a dugg ay ca mi ngi noonu numéro baa ngi noonu c'est le 77 503 04 43 soo ma contacté xam ne loolu amul benn problème grand ma ñam Ndiassé ensuite di la xamal ni royukaay c'est une grande famille dul ñi ma lim rek ñoo fi nekk des na ñeneen ak ñeneen am na ñoo xam ne ni ba tey génn gunti mais Diop Fall mi ngi fii non kooku moom bul laal bul jege Tafa Touré mi ngi fii waaw donc Mame Yak Cissé mi ngi fii donc yore noowu Bijou ci biir film Jiixi Jaaxa yore Alice donc ci Wiiri Wiiri surtout kon ñoo ñëpp ñi ngi fii surtout donc mu desaat ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni ñi ngi ci biir royukaay te génnaguñu comprendre nga xam nga Jires Issakha Ndiaye et les consorts gis nga Ndiogu li ñu naan li duuf ci nag bi xayul ci cin bi soo tuddee Diop Fall xel yëpp day dem ci tabaski day dem ci koor waa jël tabaski sunu borom moo ko defal loolu yàlla ko defal loolu mu ànd ci ak gars yi di ci liggéey bu rafet Olof Ndiaye moo ne lëg loo ko bañ nangul ko ni dafa mën a daw nangul koy xëlam kon loolu Diop de passage ñu lay nuyu ak royukaay yëpp sa doomu ndey di la béggee di la ziar ndax nekk ci xol yi moo gën nekk ci xef yi te yow xam nga fi ñu nekk ci yow donc yàlla na yàlla def jàmm ndax moom mi Djigo fekk na ko ba Paris ndeysaan def ak moom interview bu am doole mais keroog Paris dafa yëngatu pour wane ni toujours ba léegi mi ngi peser poids am mais bés boo dellu seen nag ñu wax la li yóbbu Diop Fall Paris loolu tamit beneen bagage la te daw na yaram la ko yóbbu Paris ak la ko jàppale mu dem Paris loolu beneen émission la merci grand non balaa maa dem dinaa ñëw nga ñamal ma ci demal ay yooyu noonu ay beneen émission yooyu loolu yéen toog leen loolu rek jox leen boisson bi ngeen naan ko benn yoon mu jeex am leen ndox mi non jot na graaw beneen a ngi nii amul problème amul oui waaw mais graawul amul problème waajaa ngi nii mais gaynde waajaa ngi nii salaamaaleykum waaw sant yàlla sama gaay mi ngi nii guddul rëyul kii la rek ab xarañ la rek waaw guddul rëyul léeg-léeg mu njaab gars yi gis ko léeg-léeg mu jékki-jékki mel ni ku réer yaa ngi dégg léeg-léeg mu jékki-jékki génn ay yeneen facette loolu yëpp mais Kombe ak ma ñux mais kañ ngeen di arrêté caméra dañuy ruubee nii non li ko waxal la da nga ne guddul rëyul da nga ne guddul rëyul waaw mais yow kay waxal kay li nga ci xam mën naa bañ a guddulee de fa ngeen wax ñi dañu dénaturé ñi dañu dénaturé man émission bi de man daal la ma wax xam naa la ma wax jeex na allo ñu ngi lay nuyu. waaw loolu yaar baax ñu ngi lay ma leen di waxal nag ni nga leen gisee nii ñu bëri bu ñu deful ndànk rek ci artiste dañuy wax ci moom toj-toj ak a bëri kersa ak a yaru su weesuwul ci liggéeyam bu mu nekk nii donc nga bëgg ko defloo yenn bagages yi nii dafay metti mais nag alors dañu kontaan ci yow seet si la yow ñoo far te lu yàgg dëgg la 99 la woon 2005 on était à Tamba représenté Thiès liggéey fa lu rëy donc suñu borom dogal lu muy dogal et kon dafa yàgg su ma la gisee tey nga nekk ci level bii rek man dafa am lu may neex parce que toujours ñu déggante téléphone ma ne la saa su ne ci loo ma soxla ci loo ma soxlawul ak ci lépp lu mu mënti doon
donc suma xel ak suma xalaat ak li ma yàlla may donc man pare naa pour ñu liggéey ci ba mu jox taal parce que ay ndaanaan laa fi gis donc Alou leen laa lay njëkk a laaj li ngay liggéey muy wàllu metteur en scène xam nga da nga ànd ak say morom mais bu waxtu bi jotee dañuy gis ni ñun ñëpp dañuy toog di déglu nga diriger li loolu respect la wala norme yu texte théâtre laaj la wala yow lu ñu gis ci yow la quoi waaw man ci point boobu laa bëgg. waaw mais tout d'abord damay njëkk a remercier yow ba pare. xam nga bu baax a baax parce que tax ma lay remercier mooy ni nga ko waxee. xam nga waaw maa ngi yow ñoo doorandoo. comme ni nga ko waxee. xam nga waaw te boobu ba léegi dara yàquwu ci. déedéet su ko dire que ni tey damay def ay bagages sax nga woo ma ne ma. Alou lii mënoon nga ko defee nii wala nga defee ko naan. comprendre nga wala yow nga def bagage nga woo ma ne ma Alou noo ko gisee. donc pour man. tey ni ñu àndee woon démb ba léegi noonu la ñu àndee te en plus ni nga meloon ba léegi noonu nga mel xamul lenn lu la lu ci kii quoi lu ci dañ xam nga muy man muy yow muy dem si carrière xam nga donc ay moment yu fort lañ doon dem nañ sax ba Bambey ñuy ñaan ceeb ma ñaan 1 kilo ceeb ñëpp mere ma xam nga Aïda Mbodj ministre bi toog Aïda Mbodj toog ñuy ñaan ceeb ma ñaan 1 kilo ceeb loolu ngeen mere ma loolu 2005 la woon bu fekkee yaa ngi ñuy dégg wala nga ñuy gis nga xam ni waa ji moo juumoon ba ñuy ñëw Bambey c'était en 2005 man moom Kader ku tudd Mara indi woon ñu fa. Kader la moom waaw soxla ay saaku nga naan kii. ñu taxaw di ñaan ay saaku ceeb nga ne ko ñaata saaku nga bëgg mun la benn saaku ma pes ko. la ko benn saaku xanaa da ngaa dof waa léegi. waaw ba pare aussi tamit damay profité tuuti xam nga kii Aïdara aussi xam nga muy président troupe bi li mu wax ci man ci moom la nekk parce que tey. mën naa ne Soleil Levant Junior laa démarré. mooy suñu démarré doon ñëpp. xam nga Aziz Niane aussi yoroon ñu yor bu rafet. wax dëgg yàlla yonent bi bu bien. carrément teg ñu ci yoon. xam nga dalal ñu man tey damay wax naan a théâtre bu fekkee ne tey dañu may naan fan nga juddoo. damay naan Soleil Levant Junior laa juddoo. mais bu ñu ma nee fan nga yaroo xam nga damay naan royukaay laa yaroo. parce que ñaari mbir la yoo xam ne ni. du ma ko fàtte sama àdduna muy Aziz Niane ak Aïdara parce que Aziz Niane moo ma dalal mais tey bu ñu ma nee kan moo la may fit ba nga war a mën a tey def mise en scène may la fit ba nga war a xam ne ni yow tey am na lu nekk ci yow war nga mën a bind pour man Aïdara la parce que dama ñëw mu responsabiliser ma xam nga yaa ngi dégg bon jaatal ma ci royukaay yi responsabiliser ma jox ma gët ne ma lii war nga ko mën a def man xaw moo ne sax mën naa ko def comme naan nga donc kon kooku am na lu mu gisoon ci man loo xam ne tey ça généré quoi xam nga waaw ça a été quoi bàyyi gars yi waaw ça a été quoi xam nga yéen daal jël leen seen français rek ngeen utiliser ko nu mu leen neexee rek après gars yi ñoom internet yi yéen a ma gën a xam nga léegi benn chose bi nga wax sax mooy gars yi ñoo mancé ay ma ñukk ay Kombe ay Meles ay Diop Fall sax moo ñu mat xam nga Diop Fall moo ñu mat comprendre nga yow booy yaa leen mag Alou waaw non maa leen mag mais ma ñuk nu ma leen ko magee ma ñuk maguma ko parce que un an ko mag un an magoo yaa ngi dégg mais Kombe yaakaar naa ne Kombe ñëpp dañoo yaakaar ne xale la non bi ma fàttalikoo 2005 ñu dem Tamba bi ñu demee Tamba ñu am quartier libre di football xam nga yow boobu numéro 10 nga doon football ci lañ dóor bal bi nga jóg di mbëkk waa ji mbëkkee la ginnaaw nga xam ma jaawale ko beneen gayen bi jóg bàyyi ki la mbëkk dem song keneen ki ma daw na la Alou kii ngay song di xeex ak moom di kii moo la mbëkk ki la mbëkk ngi neen dem xam nga loolu dafa yàgg donc mi ngi noonu ayca lu neex rek moo neex xam nga ñu dem comme ni nga ko waxee tey boo gisee tey gars yi ñun ñoom maase xam nga ñenn ñi sa ñoo mag ay Diop Fall ñoo mag ay Sore Dia ñoo mag ñu am ni yaqiinu ñëw tey bu ma ne def nañ ni ñu def ko c'est parce que dañoo xam lan mooy seen métier man foofu laa ko jàppee moo ko du dañoo yaru wala dañoo kii mais pour man dañoo xam lan muy métier wu théâtre métier wu art la mooy loolu parce que théâtre mooy li nga xam ne bon du question que ni diw moo ma mag moo ma war a diriger comme naan nga c'est-à-dire lan la mooy que ni am na loo xam ne ni ci suñu borom la njëkk ba pare mooy suñu borom mooy def dara ci peut-être man la wax ni man maay jiite maay def mise maay def kii gars yi nangul ma ko mais aussi tamit dafa am ay normes yi peut-être tamit que ni yàlla may na ma peut-être ma dem def ay formation def yooyu noonu gars yi aussi tamit nangul ma ko xam nga ñu jiital ma xam nga donc Aïdara aussi tamit jàppale ma ci bu baax a baax ba tey bu ma nee ñi ma mag sax bu ma nee def leen lii dañ koy def comme si que ni dañ may c'est-à-dire comme si que dañ may jàpp alors que du loolu man tamit jàppee ma ko la xam nga ko jàppee que ni job la liggéey la te aussi gars yi savent que ni li ñuy def nii
job la que respect bu ci war a am mu ngi ciy am loolu moo ñu may tey duñu mën a am. li may laaj gars yi internet yi ñoo ma ko doon laaj ñu ne kii ana première dame ta femme ana madame. waaw Ndeye Ndiaye mu kër ga. waaw kii yow madame du nekkul woon ci troupe bi. waaw mais mu ngi ci troupe bi ba léegi. waaw non dama ne déggoo ma de. ma ne madame du ci troupe bi la nekkoon. waaw troupe bi la nekkoon yow nga ne ci troupe bi. waaw. après nga koy diriger. non mais attends waaw non damay laaj rek. waaw li ma koy diriger waaw. ma ne nga koy diriger. waaw muy liggéey. waaw. après nga diriger ko ba mu dem kër ga. yaa bandité. gars yi yow bandité. lan moo garaaw waaw ñu bëri dañoo yaakaar ni. madame théâtre wala troupe bi moo ñu boole. non troupe boolewulee. troupe bi boolewuñu. yéen yéen en dehors du terrain ngeen déparé. avant troupe bi nga dugal ko terrain. waaw mooy indi ko ci troupe bi. waaw coaché ko ba mu ngi théâtre feneen am talent lool nag ma remarqué ko xam ne ni kii am na talent. yaa ngi dégg. yow ci talent moom rek nga ko remarqué moom boobu moom. xam nga damaa bëgg théâtre. waaw loolu waaw loolu laay expliqué kenn werante wu ko. xaar ma la man damaa bëgg théâtre. donc de fait que damaa bëgg théâtre. waaw donc sama mbëggeel moo jugee ci théâtre. dem ci moom. yow am nga ñeneen ñoo gisoon ñoo xam ne ay jigéen lañu da nga leen gis ñuy def nga xam ni comme ku ci mel ni Fatou Kiné xam nga Fatou Kiné je suis le seul bu ko njëkk a gis man mu def théâtre moo Abdou Aziz Niane ma ne ko xale bu jigéen bi bu fi immédiatement nekkoon muy dërëm gaajo tey dina ma ko seede ma ne ko xale bi dafa mën théâtre suñ ko jàppalee dina mos a toj jamono boobu xamuñu kan mooy Fatou Kiné te yow ñooñu ñëpp gisoon nga leen mais waa demal ndànk léegi ñooñu ñëpp ñëw nañ diriger na leen da nga leen diriger ci aar rek bàyyi leen ñu dem kee nag nga ñëw diriger ko ci aar diriger ko mu dem fee. waaw mais xam nga tey Ndeye Ndiaye comme ni nga koy waxee rek. nee naa la théâtre moo ñu boole. waaw léegi théâtre boobu boole ñu aussi. waaw moo ñu boole ba kër ga. waaw kon yow da ngaa gis théâtre mu dem ba ci biir nga gisaat leneen lu xaw a méngóo. non non gisuma leneen de. gisuma leneen de ba kër ga dañuy théâtre ni lu yàgg dëgg la. nga garaaw waxee lu yàgg dëgg la. waaw kon gars yi lu yàgg rek dëgg la mais man bii neex na ma woo nga ko jàngal nga ko àdduna jàngal ko aar mu ci am gagne-pain ba pare nga dellu def fulla ak fayda doon borom kër. ba pare c'est très important. dama lay dolli benn affaire ndeysaan dafa am benn grand bi doon wax Abdoulaye Diakhaté. suñu maître la suñu lépp la. ñu koy nuyu. waaw xam nga muy aussi tamit ku participer aussi tamit suñu carré des fois. surtout suñu bu lu bëree bëri. surtout donc moom da doon wax naan benn affaire mu ne ñu yéen comédiens yi boo leen bëggantewul seen biir kan moo leen di bëgg mu ne maam yéen boo leen njëkkee xalab seen bopp mu ne kon nit ñi duñu leen bëgg comprendre nga. parce que des fois nit ñi dañoo salteel wax tuuti métier bi. surtout loolu boo jigéen wala góor mu ne ñu yéen ñi nit ñi di salteel seen métier yéen tamit ngeen wëlbati ko di ko salteel. kon boobaa ñooñu war nañ leen am nañ droit daw leen. mais njëkk leen wan leen ni leen yii ngeen di salteel nii ñi ngeen di salteel nii ñun dafa set wecc raxas ko ba mu set. mu ngi noonu mais yow xëy sa nga raxas ko. waaw am na fu ma lay dégg ci biir kii bi. gars yi. maanaam damay foo rek de. gars yi man kenn du ma waxal. waaw. àdduna amul solo ñaar ñi nga xam ne amul lu ñu laaj foofu wala lu ñu lijjanti foofu parce que sama yaram dafa tàng. kay gars yi kay ñu ngi bëggee daal ñu ngi bëggee ñoom ñëpp a ngi bëggee wax dëgg yàlla. léegi jox ma benn wala ñaar. ay Babacar Mbaye lu mu wax. Babacar Mbaye kontaan na. ay ca xam nga Ndeye Khady Diouf. nee na ay artistes hors pair ngeen quoi mu ngi leen di féliciter. merci beaucoup ak. Serigne Diakhaté mi ngi bëggee. Serigne Diakhaté GR bëggee rek. waa Amaral waa Paris ñu ngi nuyoo. dafa leer nañ dafa Diop Fall. Mouhamadou Mouhamed Ndiaye mi ngi nuyoo. Mouhamadou Mouhamed Ndiaye. waaw Mali nag woote Mali xam naa ni réseau bi la mais dañuy ñëw. ak waa Tanzanie. léegi nag dañuy taxaw foofu xam nga booy yi nga xam ni man booy yi ni ñu mën a nekkee ci dëkk bi man moo ma yéem jaaxal la. ñu leen di bàyyi seen liberté. ñu leen di bàyyi seen liberté d'expression. Djigo sa waajaa ngi nii ah. il est là dama génn nekk ma fi. dafa génn nekkoo fi ah. waaw d'accord léegi ma ñëw da nga def. non xam nga man lii lay bañ. c'est-à-dire non man bëgguma ñëw fii gars yi ba jaayef grave man maguma la de. nit bu la jiitoo ci dara. waaw man dama am sama grand la parce que peut-être yow yaa ñu jiitu ci milieu bi il faut bu fi jooy nag bu fi jooy da ngaa ñaaw ay jooy nag bu fi jooy de. da ngaa ñaaw ay jooy de. bëgguma ko jooy dafa ñaaw dafa lay tiital. yow dama lay def. arrêté jooy. comme ni ma ko waxee ah yow yéen ñu tete yéen ñu xàllal yoon bi kon ñun grand lañ leen war a wooyee ngeen mag ñoom wala ñun mag leen mu mën demee ñun grand lañ suñu grand ngeen yéen ñu yaatal yéen ñu xaajal yoon bi ah ba tax ñu ñeme tey
kon yoon la ñu woowee leen grand ah. gars yi nag lii moo ci neexam respect bi ak cër bi c'est très important gis nga gars yi lépp lu ñu di liggéey fii ñun ak mbër yi ñoo yem kepp ak chanteurs yi ñoo yem kepp ñooy mayante xaalis la ñu fekk na fi ne Mbaye Dosé ma ñuq Assane wala Kombe da ngeen di dem France ngeen ànd di bokk li ngay di liggéey dem seen yoon parfois ngeen am cinéma ou quelque chose comme ça bokk ko dem liggéey affaire bi daal di nice lu mu wax. Modou Fall mooy tooñ Kombe naa ko Kombe sowaas. ah mais oui non non ko wax. sauvage ma ko waxaat de sauvage moom bëgguma ko ma waxaat sauvage ok comme naturel ngay wax dégg nga. waa dégg waaw d'accord léegi Alioune Aidara sànq dafa wax lu doy waar yéen ngeen contredire ko nee na li mu wax baaxul quoi. lan moo baax yéen da ngeen a jàng. dañoo jàng kay. vas-y man j'ai fait 12 bac nga man dama jàng. man mii sax 13 bac ki li muy wax ne man 13 laa def. 13 man ma yàgg école. dama yàgg de. def naa 12 bac 12. man 13 laa def. waa léegi ma laaj leen gars ay ay français yu bon lay làkk. boo gisee mu naan ay neuf gi ay kenn xam ay yu bon lay làkk. li mu làkk dara baax. waa léegi sama gars yi yéen a ko déggandoo man leen rek laay laaj gars yi yàlla moo xam boole ku nekk am nga sa père yàlla moo xam i boole. père métti pitax. waa pitax rek waaw mi ngi noonu coow li may bëgg a laaj da ngeen doon ànd ba mbir mi fekk leen fi wala da ngeen a daje ci biir di liggéey seeni mbir ànd ñu leen di cumuler tout le temps. ba léegi ànd ñu de moom ba léegi ànd ñu. ànd ñu mu ne ndax dañu doon ànd wala père lañu wala ne ànd ñu ba léegi. man léegi ma bokk ci émission bi damay taxaw di ci ginnaaw di leen déglu léegi ngeen a àndoo leen. mus ñoo ànd man ak moom. ah bon. waaw mus ñoo ànd duñu ay père duñu dara. waaw moom pitaxu boppam la man may sama pitaxu bopp. daa newoon ci kaafam man def ma kaaf. ku nekk kaaf boobu ñu. waaw ñu naaw ñu boole. naaw doog moo ñu boole. ci kaw ngeen naawandoo quoi. ci kaw ñu boole. daa de cëpp di roy kay. waaw muy noonu. mais yéen dina leen arrivé yéen ñaar parce que ñëpp xam nañ ni àdduna wërngël képp muy série yi muy koor gi muy tabaski muy ci lépp lu mu mënti doon yéen ñaar da ngeen di ànd te da ngeen di def buzz troupe bi ñëppay def buzz mais yéen boo leen génnee aussi seen père da ngeen koy joxe maanaam man damay toog nii di seetaan xam la kee di wax xam la ko kee di tontu kee bëggul tontu kii di dugal kii di bañ mu nekk jeu boo xam ne nii maanaam dafa doy waar. yéen tey su leen bëggoon engagé nii c'est que est-ce que ça arrive ñu jékki-jékki wala yow dong nga dem def sa affaire bopp wala parfois ñu woo Kombe dong mu dem def affaire boppam wala parfois ngeen am ay prestations yoo xam ne il faut yéen ñaar impérativement ngeen ñëw noo leen di dundee loolu maanaam lu jëm ci wàllu cachet soxla la yow individuellement wala moom individuellement wala yéen ñaar. waaw c'est-à-dire que ne moom sama mag la sama lépp la. kii ñoo bokk lépp. dëgg la tey même bu ñu soxla woon. man ñu soxla ma wala moom ñu soxla ko. ñoo bokk benn nit bi ñu woo. ñun kenn kese lañu am moom moo ma géré moom moo ko géré. comprendre nga kenn kese lañu am moom moo suñu président ñun ñëpp. kenn kese lañu am moo suñu mécanicien ñun ñëpp. kenn ku sën lañu am moom mooy ki nga xam moo suñu ménager. bu ma soxla woon tey mbaa nga soxla ma ñëpp maa nga soxla kenn koo kese ngay woo. kon ñun amuñu ñaar amuñu ñett. benn lañ du ñaar. ok waaw loolu rafetlu naa ko trop parce que liggéey bu professionnel la soo gisee ànd bi di yàgg liggéey bi di yàgg c'est parce que li ngeen wax ni moom moo koy defar en général ñaar yoo xam ne rek toujours ñu ngi ci forme yàlla defal na leen loo xam ne muy caf nit ñi bëgg leen tout le temps soo seetloo bu ñu demee 1 an 2 ans rek ñu naan ma ñox anu Kombe kii naan Kombe anu ma ñox complicité boobu maanaam dafa doy waar yéen da ngeen moytu loolu da ngeen daw loolu mooy li nga xam ne moom mooy xaalis ak ay wax te yéen ku doon xool xam ni yéen a ngi dox ci xaalis mooy seen liggéey moo leen permettre ngeen di liggéey ñu leen di fay mais yéen toogoo leen maanaam di toog di xaar ku leen woo rek pour ngeen am xaalis ñu woo leen da ngeen am xaalis ñu ñàkk leen woo da ngeen am xaalis parce que xam naa ci dara parce que tout le temps da ngeen liggéey télé dimanche ñëpp a ngi noppaliku yéen a ngi toog en plein tournage di leen fekk ngeen dagg seen tournage jox ma ko dama leen ciy sant di leen gërëm mais seen inspiration bopp man gaa duma bett parce que am na loo xam ne ci yow lay nekk mais li gën a garaaw mooy li la yàlla defal yàlla dafa am lu mu leen bàggee moo leen di dimbali ci seen complicité parfois ngeen di génn foo xam ne ni ñëppay dee kii di làkk tubaab bu amul fenn kii di génn foo xam ne kenn xamu ko sa façon déguisement àdduna wërngël képp dañuy xaar mu génn
donc mi ngi noonu daal dafa doy waar Meles waxaalewu ma ay waxam dommage waroon naa ko fekk mais nee nañ ma tous les dimanches dafay dem Dakar donc day am émission boo xam ni da koy def sant yàlla ah mu gën a yokk te wér mooy loolu parce que man dama leen gëmaa man su may rakk ngeen ba pare nekk su may xarit mais liggéey bi ngeen di liggéey noonu leen koy nan yéen da ngeen di liggéey dara ba ci yàgg di ko sentir maanaam di jox askan bi maanaam en plein jeu gars yi di leen filmer wala ngeen nekk ci prestation wala dara mais ngeen di sentir li ngeen di def mooy neex na ci yéen ñi ngeen koy jox ñoom ñu ngi dee xam nga parfois nit di joxe te yow sentiroo mais nit ñi di sentir mais yéen est-ce que li ngeen di joué da leen di saf neex leen ba pare ngeen xam ni comme yéen neex na leen li ngeen di jox jaami ñoom ñu ngi dee daf leen di dal. jafe foofu moom dama ciy sawar ko tontu ci bu baax a baax. parce que gis nga àdduna bi dara boo koy def. yow mi nga xamante ni yaa koy génnee mu neex la ba pare nga soog koo mën a génnee. man dama part personnel. su may joué benn affaire. il faut que ma kontaan bég ba pare mën a bégloo jaam yi nga xamante ne ñoo ngi seetaan. parce que dafa am loo xamante ne ci xol lay génn dem tàbbi ci biir xol. bu fekkee gis nga li ñuy def nii. dafa naturel ci ñun bu doon loo xamante dañ ko forcé. wala loo xamante gis nga lépp loo gis nga xamante dañ koy forcé du neex. dëgg la ñun li ñuy def nii ñun nii la ñu mel nii la ñu yàlla bindee moo tax lépp lu ñuy génnee rek peut-être day naturel quoi waaw noonu la demee loolu moo tax muy naturel. ndeysaan kon gars yi rafet na lu jóge ci xol lu nekk ci xol lay dellu. Combé loo wax ci loolu lan ngay wax ci aar bi ni nga ko gisee léegi nii. waaw parce que dafa bëri léegi nii maa fi ne. dama mën li may def. damaa neex kenn du ma téye mais ay 6 mois rek après même soo bëggee téye sa bopp sax da ngay laisser 2 quoi. donc lu tax ngeen maintenir cap bi ba léegi nii donc nga dimbali waale ñeneen ñi naan maa koy toj ak maa fi ne. parce que aar dafa am ay normes ak ay textes ak ay réalités te ñu bëri dañ ciy dugg te duñ ci bàyyi xel soo tojee kaas bu toj xam nga dañ lay dajale rek tuuri yóbbu la ci mbalit mi comprendre nga su fekkee dama yéeg escalier yi rampe ba egg 3e nga lal ascenseur bi soo bësaa téere da ngay wàccaat 0 te donc man su may wàcc ay gradé laay def wala su ma yéeg ma def gradé loolu dama bëgg ngeen dimbali ci yenn artistes yi nga xam ne def nañ loolu seen bopp bu ñu génnee ci koñ bi mais maa ko toj démb maa fi ne artiste boo wax mu wax ci loolu moom lu ñaaw yokk ci suuf man njëkk na seede yàlla mbetteel bi ñu koy def bokk naa ci njëkk yëkkati sama téléphone woote parce que dama gis benn mise en scène boo xam ne mooy bi Oumar Ndiaye gaañoo ba ñu def dëj bi mais soo xoolee loolu da nga naan dëj bi lii du non da nga ciy gis da ngay gis dëj quoi da nga koy gis mu nekk lu grave allo yaakaar naa ni boobu jot nañu téléphone ñu wax ak Badou expliqué nañu waxtaan ci lu bëri ak Oumar Ndiaye mu félicité ko donc liggéey bu rafet la pour man aar Thiès mooy gagné pour man Sénégal mooy gagné tey am na jeexi jaaxaar am na mbetteel am na wéeri wéeri am na ay yeneen ak yeneen yoo xam ne toujours ñu ngi maintenir cap bi dama bëgg nga dimbali yenn artistes yi nga xam ne dañuy doxee tout le temps succès dañuy doxee tout le temps man ku ma woo di nga ma fay man programme bu ñu leen woowul dinañ fa dem fu ne dinañ fa dem pour ñu gis leen ñoo nekkoon fee bërki démb te aar bi dafa dépassé foofu romb na foofu léegi nii lan ngay wax yenn artistes yi. waaw man côté c'était juste li ma ciy wax mooy xëy na peut-être dafa am ñoo xamante ne bii ne peut-être succès dafa leen di bett xaw benn affaire bu la bettee rek moom moo lay diriger moom fu ko neex mais su fekkente ne bii ne mais yow li nga am bettu la da nga koo liggéey ba am ko def naa ne loolu nag boo ko téyee di nga xam nan nga koy jëriñoo ba pare aussi damay wax tous les jours sama morom yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci milieu bi maanaam ñuy am ginnaaw di am wéeruwaay kilifa dafa baax trop ci benn quelqu'un boo xamante ne bii ne bëgg nga toll fenn foo xamante ne bii ne fu sori la comme man dama koy jël man par exemple ci ñun suñu structure ni ñuy doxee maanaam tey balaa ñuy def benn affaire dañuy réunir ñun suñu biir président bi daal ne man nii laa gisee ak nii muy ay dara mais du moom xalaatam kese mooy dem tous les jours loolu aussi dama ko ci félicité bu baax a baax ndax donc dañuy bàyyi kenn ku si nekk donc am nga yow sa idée wu bopp comprendre nga ñu partage ñun suñu biir xam ne kat nii lañu gisee ak nii
bu kenn nekkul ci yoon ñu ne la kaay booy yow kat yaa ngi yéegal grade yi te temps yi ni xamal ne nekkoo fii nga toll yemale la pour yow nga mën a xam ne yow fii nga yem mais nag boo nekkee quelqu'un boo xamante ne bii ne yow kenn du la wax dara kenn du la diriger kenn du la wax nangama sangam yow yaay say saaru bopp yaay sa kiiwu bopp donc loolu nag pour nga daanu dafay yomb mais franchement man ni ma gisee ni ñuy liggéeyee donc gis naa ne daal structure la boo xamante ne bii ne ñu suudewu lañu ñu bennoo lañu te tamit ñi ci nekk dama leen di ñaan yàlla à chaque fois su fekkente ne bii ne kenn mu ngi ci ba yàlla yëkkati ko nekk sa barab li ma lay ñaanal mooy dem nga uti wéeruwaay nga dem wéeru sa ginnaaw nga xamante ne saa yoo juumee moom ni la mën a woon ne la kat booy defal nii defal nangam defal nangam defal nangam soo ko amul rek mooy da ngay suuf kontaan nañu mais gaa yaa ngi toj nee nañu gars yi numéro téléphone yi la ñu soxla Paris États-Unis gars yi nee nañ mais Combé moo ñu alu gars yi numéro yi la ñuy laaj donc xaw ma noo leen di def quoi lii mooy sant yàlla seul le travail paye gars yi lii dafa neex man damay sawar trop ñëw ci ñii parce que seen liggéey dañ koy segg defar ko ba mu rafet te amul xal amul seen te képp ku ñu soxla fépp foo mënti nekk ñu gis sa casting gis sa qualité de jeu mu doy leen dinañ la woo liggéey ak ñoom te li ma neex ñoom gars yi kenn musu leen dégg ci affaire xaalis loolu moom dama leen koy seedeel kenn musu leen dégg ci problème mu xaalis ah ñu ngi gérer malgré tout du ñàkk ay détails du ñàkk ay problème mais lépp ci biir lañ koy gérer mu bañ a génn parce que soo xoolee juróomi baaraam yi ni ñu utee noonu la ñuy ñu utee donc numéro téléphone yi allo donc dama leen di jox ku ci nekk nga joxe sa numéro téléphone individuellement wala dañuy joxe benn numéro rek. sa numéro yaay ngay joxe. sa numéro pardon joxal sama numéro yaay. damay joxe sa numéro yaay yow sa yaay demul di yow yaay dem. léegi rek bu ñu woowee ndax ñu mën a jot sama yaay dafa bëgg di wuy man sama appel. mais yow suñu lay woo nga toog sa wetu yaay. waaw moom bu la woo pare nga jox sa yaay. déedéet man sama yaay dafa bëgg di wuy sama appel. samay appel doo man kese maa koy wuy kenn du ko woo. woo leen sama yaay dégg nga fu ma soxla na woo sama yaay. yow kan la ñuy woo. man woo leen ci sa bàjjan. sama papa. yow sa papa. mooy ba duñu woo baay bi mu dem jël prestation yi pare. ah xoolal Ndiaye. waaw. dañoo am benn jour spectacle énorme bi keroog bi passé. waaw. de passage ñu ngi ñaanal suñu waajur yi nga xam ne ñoo làqu. surtout. parce que boo leen xool des fois comme ça ñi ngi nekk ci bànneex ñi ngi nekk ci naqar ñu ngi tëdd ci armée li quoi. surtout suñu waajur yi ñu ngi ci armée li quoi mën a Combé quoi. ak man mii. ak ñeneen quoi. ñu joué ba pare bay tourné yow am lu dafa wax lu am importance. ñuy ñëw ba ci wàllu armée li après Combé daan ne booba di sa mbàpp mu doon yéen de naan baat bee ma dégg ne kii baat soo baat doom la kii daan ne ko ma ne ko egg sa mbàpp new ci gëraat ko baat bee de baatu aadama walay wan ne kon suñu waajur yi amee nañ njukkal bu baax a baax tey jii ku sañoon tey jii waa ji mi ngi seetaan nga bëgg a wax waxal loolu rek. dafa sérieux quoi. yow façon reetaan bi tamit façon reetaan la. lii tamit lan la. waaw mais ba pare. damay remercier ki nga xamante ne moom mooy Alioune Aïdara. lu njiig njaag moom mooy njaag. parce que dama koy wax à autre fois tey bi ñu kenn gëmulee moom moo ñu gëm. bu feccum liir neexee. tey bu feccum liir neexee. day di ko wagal. naan ko gëtal bàyyi moo dee jëmbag kii suñu ndey la. waaw kii comme ni ma ko waxee woon ci bi Combé bi mu def sargal Combé damaa ne ñun dañoo waroon liggéey ba weer bu tey ñu yëkkati suñu salaire daal ko koy jox. tey bu ñu amee tey dara tey moom moo tax. bu ñu Sénégalais xamee tey jii moom moo tax dañ koy gërëm bu baax a baax di gërëm ki nga xamante ne Alassane Gueye nga xamante ne moom dafa xeetu ni si dara. lépp nit ça ne veut pas dire que sànq dafa wax lu am solo. nit da nga koy jox cër. lum la loo leen maase bu heure liggéey jotee jox ko cër. da ngay génnee affaire dañoo maase wala affaire yooyu noonu naan da nga koy teg fële. comme ni ma la koy waxoon sànq. yéen ñu xàjjal. yéen a ñu xalal mënuma wax nag. mais des fois il faut ngay jéem pour wax quoi. xam nga fii gërëm ñëpp. mais vieux mooy ñëpp vieux xamoo ko. di bëggee gars yi di bëggee Alassane. waaw di gaa ngi wàcc bëggee suñu manager. di bëggee waa yëpp di la bëggee yow tamit bu baax. parce que da ngaa ñàkk ki ñaan Ndiassé. kii ñun lu ñu def Ndiassé day ñëw.
Ndiasse lu ñu mës a def loo xamante parce que xoolal affaire bi Thiès la de. mais c'est le premier produit c'est le premier produit. waaw. premier produit. ak deuxième bu royukaay premier produit royukaay Ndiasse di ci joué. boobu noonu boobu xaw tuut Baye Teuf boobu xaw tuut boobu Ndiasse bi boobu xaw tuut semaine boobu semaine laa xoolal waroon voyager dafa naroon na damm te semaine boobu vraiment mais bi ma tarxisee dafa tarxis daanu en plein tournage. waaw bi ma tarxisee moom après kii bi laa njëkk a xool donc su ma ko gisee sama yaram ma tarxisee ma ñuq su ma xoolee Ndiasse damay rappeler Kader parce que Ndiasse ak Kader seen duo ñoom ñaar ay kan moo ci Kader. Kader moom yàlla na ko yàlla yërëm dafa génn àdduna mais nit ku baax a ngi noonu yàlla na ko yàlla yërëm Ndiasse daal mooy loolu. waaw gars yi gis nga donc li duuf ci dag bi lay xayu ci cin ñii dañuy ñëwaat parce que waa Berlin nee nañu ana vieux donc vieux ni mu de handicap am na mais xeetu handicapu vieux moom la àdduna d'accord dañ ko validé wul très sincèrement handicap am na mais moom bosam ni mu mel moom la àdduna validé wul li mu boolee bëri ñaari tebe la ñaari tànk loxo benn tànk noppi lamiñ bi tëx lamiñ bi ma ñu États-Unis ñu ngi lay nuyu de maa ngi leen di bëggee Fatou Ndiaye I am nigga, I'm free, my happy. waaw mais dafa leer moytul wax rek loolu trompe di lañ Thank you, thank you. waaw Ndiasse du ñu tëj nag. mais day tëj I happy New York. gis nga gars yi nee naa leen li duuf ci nekk bi xaw ci boo dimanche nii lay demee te ñii saa yu ñu ko bëggee dañ koy langaat fii ñu teg équipe bi mu mat sëkk pour wane ni gars yi dañoo fees dell comprendre nga te liggéey moom moo koy wane seen relation ak Tapha Touré ndax dama koy seeti léegi lu ko indi ñamal ma ci rek tuuti ma ay jëkk kon loolu la ñuy bàyyi président rek. jox ko waaw seen relation ak Tapha Touré waaw Tapha ak Touré automatisme bi mu am ci biir troupe bi Tapha Touré leader de la troupe parce que Tapha dafa yàgg a joué ak boy yi ba dara dul dara ñoom Tapha daan jóge Ndar wàcc si ñëw ci biir groupe bi Tapha il est chez lui fii famille am la ba pare mu nekk xale bu am talent xale bu am jom xale bu am ngor aussi bon dafa jàpp boy yi te jàppantuwu leen jàpp jigéenu royukaay te jàppantuwu leen sa problème ci biir royukaay bu amee démb rek laa koy xalaataat mu dugg ci biir groupe bi mais mooy njëkk a wax lu baax ci groupe bi Tapha nit ku am talent la xale la boo xam ne ni togguñu ko de mais am na lu ñu def ci moom aussi tamit biir royukaay te da koy reconnaître donc muy moom muy Diop Fall dañ leen di ñaanal muy Mame Yak dañ leen di ñaanal vraiment ñoom tamit ñu am succès seen liggéey comme li nga doon wax sànq li Kombe doon wax non nañu jéem a xool ni talent moo fi des succès day dem donc nañu jàng nañu gën a gëstu li ñuy liggéey gën ko gëm et puis ñu xam ne nag Thiès suñu Thiès la ñoo ko bokk Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar la ca soleil levant moo nekk ci royukaay li ci royukaay moo nekk ci jànkeen li ci jànkeen moo nekk ca Nafi moo nekk ca Belmer moo nekk ca Idole moo nekk ca Dikon ñun ñëpp benn la ñu xoolal aar bi ñun ñoo koy mun a gësam téye ko xam nga fruit yi meññ rot ñun ñëpp ñu jëriñoo ko Ndiasse yow da nga ñàkk ki ñaan mais Aline voilà merci beaucoup Aline gars yi bu leen fàtte xaju fii Aline bi ma koy xam aw ma téléphone portable ndeysaan loolu xam nga lu yàgg dëgg la man donc loolu man rek la ko yàlla jagleel fii ci Sénégal damaa am puce te amuma téléphone loolu man la ko yàlla jagleel puce laa dañ ko am ko téléphone et donc loolu àdduna buñ di fàtte solidaire yàggul Alioune Aïdara laa dajeel ci buntu ravitaillement bi man nag dem si yàlla ji Kader ñuy waxtaan ma ne ko man dafa am benn téléphone bu ma war a ji boobu jamono nag xam nga yaa ma gën a xam jamono boobu boo téeméer nii day mel 10 000 nga am xam nga yaa ma gën a xam waaw ba gis ko doo Alioune man daal xam naa ne ay affaire Sonatel te puce 25 000 boo yoruma puce 1000 francs dafa leer nañ dama grand mu ne ma da nga yor téléphone boo noo ma téléphone ma ne mais loo bëgg a yore puce yoruma téléphone ma ne ko nii man day yoruma kii mu ne ma xaaral am naa sama puce boo xam ne utilisé wu ma ko loolu dafa yàgg de muy numéro bii 503 04 43 ba léegi nii maa ngi ko téye du ma changé numéro Alioune merci lu yàgg dëgg la ñun Thiès lañ dëgg Thiès lañ am donc dañ ci jàpp mu nice seen parrain nag jóge na États-Unis dellu na Danemark donc ngeen ñaanal ko et puis ngeen nuyu ko ak Ablaye Meng vidéo depuis Russie di leen ziar di leen bégge di leen wax leen bàyyi leen seen bàyyi da ngay bàyyi Aïdara tamit wax ci dara waaw Aliou seen parrain dugg la Danemark mais Baye da di xale boo xam ne nii doomu jaxaaw la surtout
ba pare bëgg xale yi quoi. surtout waaw yow diggante Baye ak royukaay xam nga ci dara. surtout amul lu royukaay di def te Baye dugalu ci loxoom. dina ci def alalam. mais chaque jour ñu ngi déggante ak ñoom. ay rakam yàquñu ci dara. comprendre nga donc amul anniversaire u royukaay bu. Baye mi ngi lay seetaan en direct. amul anniversaire royukaay bu taxaw te Baye jàpp ci. Baye dafa xoolal Baye doomu jaxaaw la quoi te da koo wone. comprendre nga dafa jàppale xale yi. ba pare nag Baye mbokk la ci ñun. waaw ba pare mu nekk xale bu sell xale bu am diine xale bu am ñaanu waajuram. bon ñun liñ koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm. yàlla gën koo may jàmm. donc di gërëm également nag koo xam ne ni tamit mënuñu koo ñàkk a gërëm. muy le grand Tafa Diop de ok. parce que tey ñun ñii bu ñu toogee fii di wax aussi tamit ci ndigalam la ñuy waxee parce que nous sommes sous contrat. donc 3 ans ak moom. muy def ak ñun liggéey bu rafet. waaw mu yëkkati nag aar foo xam ne nii vraiment yóbbu na ko fa quoi def na fa loo xam ne nii def na ci aar loo xam ne nii ñu bare vraiment defuñu ko ci borom millions yi ci biir aar vraiment c'est Tafa Diop. kon dañ koy gërëm parce que ñun ki gëm suñu liggéey. ñeme ci def xaalis. ñun kooku la ñu gëm. may wax gars yi que ni nag bon nit ñi gëm nañ seen bopp artistes yi gëm nañ seen bopp nañ gën a gëm seen bopp. parce que yàlla mooy maye quoi te. lépp naturel wul quoi donc lu ñu xam rek dañ koo xam après mais kon ku ci gëm sa bopp liggéey rek lépp dina ñëw donc may gërëm ñëpp di la gërëm bu baax di gërëm bépp artiste bu ñuy seetaan di gërëm internautes yi di gërëm aussi boy yi dañoo gore nag dëgg la waaw moo tax ñu mën a reconnaître jaajëf merci Ndiassé El Fall suma xarit mon frère suma doomu ndey ñu lay ñaanal yàlla defal la jàmm di la big up sa doomu ndey Dame Ndoye donc chéri Ndeye Fatou papa bébé soxna na lépp rafet Vito ñu lay nuyu de passage tey maa ngi nii ak le grand Mballo est là Abdou Mballo sama xarit sama manager sama doomu ndey suma rak pap suma chauffeur yaa ngi dégg donc suma gars yi nag dama leen di big up donc li duuf ci nag bi xajul ci cin bëggoon naa nag ñu wax ci bëggoon naa ñu gën ci yaatal mais comme damay dem seeti ñoom seen benn mbokk artiste te xam naa ni aussi tamit ñii lu rafet donc ngeen mën a wax ci ñoom donc ay jantal boy lañu te liggéey bi nice na te xanaa ngeen nuyoo rek ñu mën a tëj et puis gars yi ñu may ma rek fii ak 10 minutes ma dem fekk ci Tafa Touré ñu terminé ko foofu en beauté bon dimanche noonu lay defee téye leen aññi ba ci kanam tuuti ak ci gars yi ñu nuyoo rek dafa yàgg dafa leer lañ jaajëf bu baax sax wax yomb na quoi vous êtes une fierté pour toute une Thiès. Franchement nous on est content de vous que ce soit Mbaye mu ñukku que ce soit ay Sanax vous êtes des fiertés de Thiès. Parce que man bu ma génnee Thiès beneen temps bu ma mën a def je me mets voix haute ci kaw pourquoi parce que c'est grâce à vous yéen a ngi job bu nice man bi ma lay xam yàgg na boobu ngalam moom dund da Kader ñu ñëw ko benn anniversaire u Dame Sène boobu on était des danseurs man ay mara tu nous as reçu c'est toi dëgg la loolu yàgg na ça fait plus bientôt mu def 15 ans ñu gën a nekk booy et puis loolu job bu nice bi ñu leen xamal daal rafet na li ngeen bëgg yéen a ko xam yaa nga leen ko yàlla ma de toute façon Thiès moo nekk ci kaw Thiès Sénégal neex na c'est grâce à vous kon Thiès des mooy Thiès sa kanam waaw man xamante naa yow bu yàgg dafa leer depuis mooy dafa leer après kon doy la jàng dafa leer ay kon gars yi neex na ba pare ci kanam tuuti ñu xool Tafa Touré na neex